tant que Macky Sall mu ngi jalgati dogalu cour de justice bu CEDEAO ñun moom benn arrêté préfectoral mënuñu tere manifester fu ñu neex ba keroog muy génnee arrêté parrainage électoral ci élection yi te kat ñun jàpp nu ñun ñooy défier arrêté préfectoral wala état du Sénégal mais état du Sénégal ak Macky Sall ñoom ñooy défier cour de justice de la CEDEAO ak askanu Sénégal ak askanu CEDEAO yépp ndaxte cour de justice bu CEDEAO elle rend la justice au nom des peuples de la CEDEAO donc Macky Sall mooy défier CEDEAO yépp te waru ko ndaxte Macky Sall jamono ji mooy président Union africaine war a dooleel les institutions africaines mu leen di néewal doole ci ñàkk fulal dogalu une institution africaine une juridiction africaine à savoir la cour de justice de la CEDEAO c'est aussi simple que ça wax ji jarul muy gudd ñu def seen dispositif suñuy juróom-ñeent mbootaay egg nañ ministère de l'intérieur dinañ waxtaan ak suñu biir xool xeexum parrainage boobu fan la ñuy jëmee lan mooy yeneen jéego yi waaye tey li ñu fi gën a indi mooy démb biñ ñu jàppee dañ fa gis loo xam ne ñun mësuñu ko gis xanaa suñuy baay suñuy ndey ak suñuy maam yi fekkee ay années 50 années 60 années 70 jamono xëy na parti unique wala multipartisme limité ak 4 courants waaye ñun ñii juddoo démb ak barki démb lu ñu gis ak lu ñu dund démb mësuñu ko dund ñu bëri nag dinañ jël parole ku jël parole di ngeen foog ne kenn mënatul wax lu romb kooku lu mu wax moo tax ñi nga xam ne yaa xamte ne bu ngeen teelee dem di ngeen rate lu bëri ñi nekk fii yëpp sama wet ak sama ginnaaw ku ci nekk bu la nettalee démb lu mu dund di nga ne non on a touché le fond c'est pas possible de vivre lu ko raw lu ko yées mais boo déggaatee ka ca topp di nga fàtte ku ko jiitu lu mu waxoon boo dégluwaatee ka ca toppaat di nga fàtte ku ko jiitu lu mu waxoon man xam naa dootuma wax maa ngi daanelee ci man démb dafa naa ñaari groupe moo amoon xëy na nit yi dinañ ko après préciser ñenn ñi ñu ngi nekkoon commissariat central ñenn ñi ñu ngi nekkoon plateau ku nekk dina wax man ci groupe bu commissariat central bi laa nekkoon am na ñeneen ñu ci bokk dinañ ñëw nettali peut-être d'abord li ñu jàpp yépp nanguwuñu suñu avocat yi wax ak ñun loolu amul fenn ci Sénégal amul fenn ci àddina bi suñu avocat ñëw déglu ñu assisté ñu lànk ba tëdd ci suuf loolu ak loo jéppi Guy Marius Sagna wala DJ Malick wala Yolande wala comment il s'appelle Sylvestine wala Taïga wala Niass bu Fouta Tampi wala Abdou Karim Gueye Xrum Xax loolu ñu bañ loolu nangul ñu ne lii mooy droit et même reykatu nit am na sañ-sañ am avocat am taxawu ko te lii buñ ko seetaanee mën na dal ku nekk ci ñun di wax ne Abdou Karim Gueye xam naa li ko dal moo tax mënul ñëw Dame Mbodj li ko dal xëy na mënul ñëw ak ñeneen ñoo xam ne nekkuñu fi muy benn ñaareel bi notifié wuñu garde à vue mais dañ ñu garde à vue de manière illégale ñetteel bi ñu toog du ma dugg ci yenn détails yi peut-être ñeneen ñi dinañ si ñëwaat ñu toog ba xamuñu ban heure ñu ñuy jël par groupe man dañ ma dugal ci benn auto L200 man rek dugal ma ci auto L200 mu jógee commissariat central xaw ma fu mu jëm mu egg si place de l'Indépendance ma ne leen mais est-ce que jël ngeen sama 23000 ak sama caabi kër
parce que booy dugg commissariat dañ lay palper ñu génnee xaalis compté 23000 ak lan caabi ak sama châle ak sama écharpe ma ne leen maa fàttewu leen sama bagage parce que xaw ma Sébikotane ngeen may yóbbu xaw ma fu ngeen may yóbbu mais mun leen bàyyi sama bagage foofu ñu taxaw ñu woote ñu ne am na benn oto bu koy indi noonu lañ ma jàppee L200 bi menotté ma les mains derrière le dos jëm ba ci kanam ñu menotté ma ci kanam ñu dem ba ci kanam ñu dindi menottes yi ñu daw ba diggante Diamniadio ak Thiès man foofu lañ ma wàccee ci guddi bu lëndëm wàccee ma foofu bàyyi sama xaalis commissariat central maa ngi yore 23000 wàccee ma ci digg àll Thiès bi ak benn xaalis yoruma téléphone yoruma dara guddi bu lëndëm lu nekk mën ma fa dal ñu egg ñu ne ma wàccal ma ne leen maa bañ foofu la ñu toog benn waxtu wàccal ma ne leen wàccu ma mu jaraloon ma nag lu nekk ma ne leen mais bu ngeen may wàccee da ngeen may dugal ci beneen oto wala ngeen dugal ma ci benn bërëb kon ngeen da ngeen ma jël pour wàcce ma ci àll bi ma fàttali ne mbir moomu du guléet defoon nañ ko daaw suñu benn manifestation guddi ci nawet bi muy taw yoruñu téléphone yoruñu xaalis ñu wàccee suñu ay camarades ñii EMG ñii xawma VDN ñii Wakam ñii Corniche waaye weesuwul bërëb yooyu ñu ne déet bii pas di ngeen dégg localité yi man nee naa leen digg àll Thiès bi lañ ma wàccee ëpp na 50 kilomètres yoruma paas yoruma dara naka laay def ma bañ duma génn mais bi ma waxee ak policiers yi ba sonn ma xam ne ñii ñu commencé di ma saraxu di ma ñaan pour ma wàcc ñoom ndogal rek la ñuy appliqué man ne mais ça c'est un ordre manifestement illégal maanaam dogal boo xam ne dëppoowul ci alxuraan dëppoowul ci bible dëppoowul ci Torah maanaam dëppoowul ci yoon ci gàttal fonctionnaire même fonctionnaire de police am na sañ-sañ ne maa lànk defuma ko wuteeg defuma ko bu président Macky Sall ma ne leen naam président Macky Sall c'est un président voyou Antoine Diome ministre de l'intérieur c'est un ministre voyou waaye yéen mii tamit am ngeen si wàll Hitler dëgg la maanaam setul ci génocide juif mais du Hitler moo yore woon fetal yeeg ñoom seen di rey juif bu nekk chefu xawma les fascistes rwandais yi doon def le génocide mais rwandais dëgg la setuñu ci génocide rwandais mais ñan ñoo doon téye seen nit ñi mënuñu wax ne ñun dañ ci set kon suñu mbokk policiers yi ñuy seetaan nañu xam ne ñoom itam mënuñu nëbbatu ginnaaw commissaire de police dong mënuñu nëbbatu ci ginnaaw Antoine Diome ñàkk jom dong mënuñu nëbbatu ci ginnaaw suñu président Macky Sall le premier des voyous ndaxte ces méthodes là ce sont des méthodes de voyous maanaam police Sénégal dafa commencé ñëw jot benn affaire ñu may nettali amoon na ay jamono fanweeri at ci ginnaaw wala ñeent fukki at ci ginnaaw ci benn bërëb Sénégal amoon na policier yu jàppoon ay nit ñu violé jabaru jàmbur ci kanamam maanaam y a des méthodes yoo xam ne du ay méthodes yu bees waaye askanu Sénégal moo xeex ba loolu amatul jamono colonisation bi Sénégal nekkee moomeelu tubaab bi ci lañ doon dégg ñu naan Mam Bamba jël nañ ko Sénégal déporté nañ ko Mayombe Aline Sitoé Diatta jël nañ ko Sénégal déporté nañ ko Tombouctou 2022 ñu naan Macky Sall jël na Sylvestine yóbbu na ko Technopole Macky Sall jël na xawma Taïga ak Gadio sànni na leen ci àll Sococim Guy Marius Sagna jël nañ ko sànni nañ ko ci àll Thiès bi ñoom ñëpp dinañ leen wax Dame Mbodj jël nañ ko xawma Tivaouane Peulh xawma Kër Massar lii buñ ko seetaanee beneen yoon Fatick wala Tambacounda lañ ñuy sànni déedéet beneen yoon sax da ngeen di dégg ne dañoo disparaître totalement de la surface de la terre c'est extrêmement grave ça c'est de la torture mooy infliger une souffrance loolu mooy torture nous avons été torturés ku ci nekk dina la expliquer man damaa am chance kenn dóoruma ñii nar a wax sama ginnaaw di ngeen xam ne lépp dëgg la man kenn dóoruma rafetluwuma ko nag parce que man nee naa leen nañ ma traité comme sénégalais yépp
waaw tey bu doon démb ci beneen oto bi lay nekk ndaxte am na fu muy toll policier bu ñu saaga nañ ko saaga policier bu ñu dóor nañ ko dóor am na ay policiers yoo xam ne ce sont des voyous mais policiers yooyu nekk voyous et on les accuse seen chef ñoo njëkk nekk voyou ndaxte ñooy encadrer loolu di leen di jox ordre yooyu ministre de l'intérieur moo njëkk nekk voyou parce que moom mooy joxe ordre yooyu président Macky Sall mooy le chef des voyous avec des méthodes voyous de gangsters procureur de la République nag bu fekkee affaire dong la soxla affaire mu ngi nii il doit s'autosaisir pour wax askanu Sénégal kan ci police Sénégal wala kan ci ministère de l'intérieur wala nem ci état du Sénégal ñooy joxe ndigal ñuy jàpp ay manifestants mais yéen ki doon def faux billet nu mu tudd mais Bougazelli kenn sànniwu ko ci àll bi mës ngeen dégg jaaykatu drogue dañ ko jàpp di ko libéré dañ ko sànni ci àll bi mais gars yi ñun lu ñu def on ne se laissera plus faire on ne se laissera plus faire lii nag mooy tax man ànduma ci te xam naa ne samay mbokk ànduñu ci lii mooy tax ay sénégalais bu ñu gisee takk der mu mel ni seen boutique la ñu gis te fekk du takk der yépp lii moo tax mu am ay sénégalais yii dund lii seen mbokk dund lii bu ñu gisee policier mu mel ni seen boutique la ñu gis mu am haine seen diggante te fekk ne du policier yépp ni mu amee ay policiers voyous noonu la amee yeneen policiers yoo xam ne ñi nekkoon commissariat central fekkee nañ ko ñun ndox bu ñu njëkk naan gerte bu ñu njëkk lekk ay policiers ñoo ko dem jëndi indil ñu ko te policiers yooyu bëri nañ ñooñu encore une fois ils ont tout notre respect et notre admiration ñooñu ñu ngi leen di encourager cofeel rek la ñu am ci ñoom dama ne ku ñu bañ la ku ñu ñàkkal fayda la policier bu ñu dóorati ñu fay policier bu ñu laalati ñu fayu c'est fini le mbir mi jeex na te mbir mi duñ ko seetaan nii de chef de police yi laay waxal xam naa ñoom dañoo fàtte li daloon Arona Sy après les événements du 3e mandat de Ablaye Wade